jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës président Macky Sall jamono ji ma nga ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu dalal ko foofee nag ak ni ñu ko xamee la ko tax a jug rek bokk ci dalop ñetti bâtiment foofu di ñetti dal kon ca campus social ba muy juróom-benn pavillon yoo xamante ni war na koo rek teewee daloog dis après dinañ jokkoo ak moom ci kanam tuuti daan waxit ci ubbiteb école bi tey ji leen ndongo nag kon tàmbaliwaat rek tegu ci yoonu école yi dem nañu ba fële nag ca présentation Marie bu Yoff daara jooje nag kon ndongo yi ñoom ña nga ca waaye ñi leen di jàngalit ña ngay def seen kéemtalaay kattan ndax la ñu bëgg rek mooy teel a tàmbali njàng mi daañu yeggit ci lycée Maurice Delafosse foofee nag ñu ne xaw naa yeex tuuti ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndongo yi ña nga toll ci inscription ñi nga xamante ni ñoom ñooy étudiant yu INSEPS ñoom nag ab xiifal lañu tàmbali ñoom étudiant yooyu li ñu sàkku nag mooy ñu dugal leen ci fonction publique ndax yàgg nañu ko sàkku kon tey kilifa yi nag nañu leen rek gestu ndax ñu ngi leen di dicté ba nëgë ni dara sotteegul candidature bu maître Madické Niang Mayoro Faye mi nga xamante ne nii moom moo yore communication bu parti démocratique bu Sénégal daat na ci yëkkati ay kaddu nee na nag seenu candidat kenn képp la muy Karim Wade keneen ku taxaw ne candidat nga ci parti démocratique bu Sénégal na nga xam ne nag parti ba taxul ngay wax waaye xëy na yaa ngay liggéeyee li njiitu réew mi Macky Sall mbokki ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru la ñu jëm fekk ji fa Dissa Préra Dissa bu dee mi ngi ci bu mu jokkoo bi Dissa Préra maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Kiné Deme. Dissa Préra ni ñu ko waxee rek njiitu réew mi Macky Sall ca UCAD ngir dalop ñetti bâtiment foofee ca campus social ba Dissa tukki nemmiku bi sax laay wax foofee ca UCAD naka la tëddee daloo boobu ndax ndongo yi étudiants yi maanaam dalal nañu ko. waaw Fatou Kiné daanaka juróom benn pavillon yoo xam ne 4000 lits la war a am moom la président ñëwoon tey inauguré yi nga xam ne mooy université Cheikh Anta Diop ci tënk nag li ñu mën a jàpp mooy étudiants yi daloon nañ ko inauguration bi am na normalement amul benn jafe-jafe bu nga xam ne nemmeeku nañ fa ndax tamit leneen li ñu mën a jàpp mooy également amoon na dispositif de sécurité bu am solo boo xam ne taxawal nañ ko fa mu daloo ci buntu université bi ba fi nga xam ne foofu la mbir yi doon xewee mooy ci biir école supérieure polytechnique leneen li ñu mën a jàpp également mooy am na si étudiants yi bi ñu jëlee kàddu am na félicité nañu vraiment président de la République ci effort yi nga xam ne gouvernement def na ko boobu ba léegi ci yombalal wala yembal dundu étudiants yi ak seen njàng fii ci université waaye tamit am na si ay doléances yoo xam ne yëkkati nañ ko jëmale ko ci président de la République lu ci mel ni ñu yokk li nga xam ne mooy enseignants encadreurs yi ñu def li nga xam ne mooy bibliothèque numérique ba pare tamit ñëwaat ci li nga xam ne mooy retard yi nga xam ne ñoom dañ ko nemmeeku ci délivrance su diplôme yi waaye tamit bokk na ci li nga xam ne ay doléances la te yëkkati nañ ko mooy étudiants yi di seen président ki nga xam ne moom mooy yor seen kàddu tey di seen porte-parole ñu koy woowee Doudou Diouf moom Doudou Birame Diouf bokk na ci tamit li nga xam ne wax nañ ko mooy justice laaj nañ justice pour ki nga xam ne mooy seen mbokk mi nga xam ne faatu na jamono yële passé muy Fallou Sène beneen doléance boo nga xam ne tamit étudiants yëkkati nañ ko jëmale ko ci président de la République mu jëm ci wàllu li ñuy wax banques yi nga xam ne foofu la ñuy faral di jëlee seen bourse ndax coono gi ñu fay dal métti na lool ba tax étudiants yi lu ñu bëgg mooy ñu yokk banques yi nga xam ne ñoom dañ ko mën di dem di jël seen ay bourse vraiment ñu jàpp ne que étudiants yi kontaan nañu ci li nga xam ne moo fa xew tey mun nañ jàpp également que inauguration bi jàll na normalement président de la République moom tamit jël fa kàddu dégg bu baax li nga xam ne moom la étudiants yi wax ba tey indi ci ay tontu bi ci jëkk mooy ci affaire Fallou Sène président de la République jàpp ne que justice moom faw mu am waaye nag justice magistrat yi ñoo koy def ci am réew du étudiant du état du keneen kon nag jàpp ne que faw nag justice boobu ñooñu nga xam ne étudiants yi doon di laaj boobu léegi dina am waaye nag dina am li ko justice bëgg li ko justice di tëralee. beneen mbir waaw. Dissa est-ce que étudiants yi bari nañu loolu ndax xam nga tamit étudiants yi sax naam sax tey la ñu waroon def seen ubbite waaye ñu ngi doon wax ni yëf yi daal mujjul woon a yem ndax lu bari taxawgul est-ce que étudiants yi bari nañu UCAD.
waaw daanaka étudiants yi bëri mën nañu wax bëri nañu parce que tamit endroit bi ñu ko defee également mënul jël étudiants yëpp parce que ginnaaw fi ñuy wax institut la ginnaaw institut donc benn espace bu restreint la espace boo xam ne yaatuwul noonu def nañ fa benn bâche boo xam ne mën na jël environ ay 2000 3000 personnes nekk nañ fa mais amul beneen aux alentours vraiment nemmeekuñu fa ay étudiants yu taxawaalu wala yu mel noonu. mbir mi daal lu ordonné la ñu nemmeeku université Cheikh Anta Diop étudiants yi ñëw lañ correctement déglu président République correctement félicité ko ci li nga xam ne moom la fi liggéey wax seen ay doléances président déglu leen tontu leen ñu saafante waxante lu baax président woo leen nag ci dialogue permanent woo leen nag ci discipline woo leen tamit ci li nga xam ne mooy citoyenneté ak jàmm parce que président jàpp na ne université espace de dialogue en permanence la war a nekk te def mel ne étudiants yi dégg nañ ko bu baax ndax amul benn yëngu-yëngal bu nga xam ne nemmeeku nañ fa di rukk cérémonie bi muy am yëpp. jërëjëf Dissa Préra ñu koy jaajëfal bu baax a baax Dissa Préra doon jokkook ñun ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu wax ci ubbiteb école bi tey jile ndongo yi nag ñu bari kon daal di rek teguwaat ci yoonu daara yi fële ca présentation Marie bu Yoff foofee nag ndongo yi daal dal nañu ci jàmm ña leen jàngali tey ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ndax lépp daal bëgg nañu rek mu tegu ci yoon. Cheikh Tidiane Cissé mu fa xëyoon ànd ci ak Gervais Yaw. scolaire 2018-2019 tàmbali na tey jii ci Sénégal ci préscolaire présentation de Marie jàngalekat yi ak gune yi ñëpp teewlu nañ ci classe yi. tey la ñu ubbi 8h10 la ñu commencé mais gis naa ne parents yi dañu ñëw bari gunge seen doom yi kontaan na parents yi tamit kontaan nañu xale yi am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir classe ñu ngi am premier contact avec maîtresse yi. bon ñu ngi leen jox ay jouets wala waxtaan tuuti ak xale yi pour familiariser ak ñoom. rentrée bi le nekk moment bu particulier non seulement ci jàngalekat yi mais tamit ci gune yi. Ce sont des nouveaux venus, hein, c'est tout à fait normal parce que c'est mon métier. maa am ay xarit yoo xam ne ma leen gisoon avant mais ñëw si école bi comme Mame Diarra ak. Stéphanie et ñooñu. ci école présentation de Marie principe ubbi tey jàng tey moo leen ñor ñoom li ñuy sàkku mooy autorité yi def fa seen kem kattan ngir rek année scolaire 2018-2019 mën a jaar ci yoon. gannaaw Yoff ñu yeggit ba lycée Maurice Delafosse foofu nag ndongo ya ñoom tuuti rek la ñu xëy ca école ba li ko waral nag ña nga toll fi mu ne nii ci inscription ñu ne nag boo moyul sax dana wëy fii ak benn ay fan lañ ca jàpp rek mooy classe yi terminale yi daal ñoom tàmbali nañu rek jàngale nit ki tey jii Fatou Bintou Konté. tey ci alxamis gi la école yi tijji ci bépp établissement bu nekk fii ci Sénégal mais fii ci lycée technique d'industrie Maurice Delafosse nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ndongo yi dañ leen a sax faf di sul ñi ci bëri sax boo xoolee jamono ji ci inscription la ñu toll. li ñuy déplorer peut-être mooy li nga xamante ni élèves yëpp mbaa boog élèves yu bëri ñëw am na élèves yu ñëw sans doute mais am nañu ñëw. inscription yooyu warul tardeel njàng bi. li am solo rek mooy la mise en place de la logistique et du personnel la disponibilité justement du personnel donc parents buñ ci wax ay histoire inscription xamal ni loolu tardeelu sa njàngu doom. la koy wane sax moom moo di Mohamed Abdallah mi ak Cheikh Abdou Khadre nga xam ne ñaari ndongo la ñu nekk ci classe de première ak classe de terminale ñoom ci suba ba tey ña ngay rang ngir inscrire jàng moom xalaataguñ koo door. tey jànguñu moom tey lii la rek de gars yi ñëw rek xam nga pour inscrire noonu mais ubbeeguñ quoi. à peu près xam naa 14 incha allah la gars yi di nar a ubbi incha allah ñoo ngi raat c'est sûr ñoo ngi ran di inscrire rek gis nga ñoo ci institution yi. nag bu gudd pour inscrire mais affaire daf saturé quoi. fii ci lycée bi nag liñ ci mën a jàpp daal moo di classe de terminale yi ñoom classe bi nga xam ne dafa nekk classe su examen ñoom commencé nañu seen i cours ñenn ñi sax toll na ci 5 semaines ba tey ñi ngi jàng ñeneen ñi lu toll ci 2 semaines ñoom ñi ngi ci classe yi lii. ci yenn classe yi nga xamante ni wax dëgg yàlla seetlu na ni démarré nañu mooy lu mel na les classes de terminale
d'ailleurs sunu ministre bi sax ñëw na fi ce matin am na chance su visiter benn classe su terminale S3 boo xamante ni ils étaient en plein cours avec un professeur justement de mathématiques. moom mi nga xam ne moom moo yor wàllum jàngale mi ci école bi lee mu di directeur des études bi lee li mu wax leer na nee na cours yi moom semaine prochaine maanaam altine bii ñuy dëppmal ñëpp dinañu commencé jàng. dina nekk ci jamono jooju nga xam ne sax élèves yu bëri ñoom inscrire nañu te bu boobaa duñu xaar kenn. ñu koy jaajëfal Fatou Bintou Konté jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk njàng mi ak njàngale mi moom ma nga woon ab fële rek ca Bambey doon fa amal ab nemmiku jëwriñ ji nag ba mu fa yeggee yëkkati na fa rek ay kàddu yu am solo bokk na nag ci gën a taxaw ci wàllu njàng ma ca diwaanu Diourbel ndax dañu seetlu ni ndongo yi nga xamante ne dañoo dëkkee nag daanaka ci gox yi nga xamante ne dafa sori lool ca biir Diourbel mënuñoo jote ci ay daara kon nag solo si mooy fexe tey ba duñu doxate ay kilomètres ngir rek di dem ci daara yi dinañ ci dellusiwaat étudiants yu INSEPS nag ñoom tàmbali nañu rek xiifal mer lool la ñu def ñoom étudiants yooyu lu ñu bëgg nag mooy ñu gestu leen ndax yàgg nañoo rek jooytu te ba ndëgë ni kilifa yi dañ leen di dig te duñu ko jëfee la ñu bëgg nag bokk na ci ñu dugal leen ci fonction publique ñu teewlu seen coordonnateur maanaam moo wax ci turu kon ndongo yooyu ci micro Mamadou Sarr. bi ñu formé pendant ñetti at ñi ngi génn depuis daaw octobre état bi ñi ngi daw derrière état pour mu insérer ñu au niveau de la fonction publique mais ba léegi defu ko liggéey daal lañ koy laaj waaw puisque formé nañu am nañ compétence bi te gis nañ fi ñu ko mën a exercer. xiifal bi tàmbali nañ ko depuis démb lañ tàmbali xiifal bi te parewuñu pour dagal ko en tant que satisfaire ñu li ñu soxla defuñ ko waaw ñun pare nañ pour lépp nag. nangook muy étudiant yu INSEPS tàmbali rek ab xiifal candidature nee ñu bu maître Madické Niang Mayoro Faye nag yëkkati na ci ay kàddu moom mi yore communication bu parti démocratique bu Sénégal moom nag ma ngay leeral ci mbir moomee nee na benn candidat képp la PDS am muy Karim Wade keneen ku taxaw ci turu parti bi ne nag candidat nga bu ñu yaboo rek ñu xam ni Macky Sall daal liggéeyal ko moo la tax a jóg waaye nag du parti bi moom nag Mayoro Fall ni ñu ko waxee rek yëkkati ay kàddu dénk ko suñuy naataango Ousseynou Diop. xam nga ñun dañuy liggéey ci candidature boo xam ne boobaak léegi ci ñetti at la parti bi moo dajee département bu ne yónnee juróomi délégué étranger yónnee ay délégué ñu nekkoon juróom-ñetti candidat ñu wote jël ay bulletin dugg ci mbañ gàcce gi génn Karim Wade jël paie parti bi daan ne bis naka tey kon juróom-ñett yi doon jongante Karim Wade mooy candidat wu parti bi ci loolu la ñu doon liggéey ci at yi yëpp ci loolu itam la ñu ko ne di liggéey beneen candidature bu ngeen fi dégg diversion la dañuy jàpp ne itam boobu candidature dafa jóg pour faagaagal parti bi ndax parti bi tey mënul am candidat Mayoro Faye jóge fële wala Demba Ndiaye ne candidat la képp koo xam ne kii wax nga ko ne candidat nga en dehors de cette candidature na la wóor ne statut wu parti bi règlement intérieur parti bi wax na bis na ko booba que dàq nga sa bopp ci parti bi et que li ngay liggéey dafay xeex candidature parti bi ak intérêt politique parti bi ci dañu lay jàppe koo xam ne da nga lëngoo ak Macky Sall pour que li nga xam ne moom lañ bëgg a réaliser mooy dégager ko ba Sénégalais yi mën a noppalu ñu jàpp ne kon yow complice Macky Sall ngay doon. lu jëm ci maître Madické Niang ba tey maître Madické Niang moomee nag ñu ne sax du yàgg dana fësal ba ñëpp xam ni bëgg naa doon kon jiitu réew bu Sénégal dana fësal candidature am Cheikh Sadbou Fall moom it bokk ca conseil discipline bu parti démocratique bu Sénégal am na nu mu ko gisee ndax jàpp na ni kii di maître Madické Niang nag bu nu sukkandikoo ci règlement 5 bu charte parti bi mën nañu koo dàkk ndax kat dafa daal di rek kon teggi li congrès bi wax te congrès bi nag la mu wax lenn képp la mooy Karim Wade moom mooy candidat bu PDS dañu ci ànd ak Mame Birame Diouf. ce parti nag dañoo leer ci lii ndax article L23 dafay xam ne rek ni congrès rek moo mën a wax kan mooy candidat bu PDS. parti mënul am ñaari candidat donc Karim Wade le parti bi désigné léegi Madické Niang bu jógee ni moom dafa bëgg nekk candidat aussi il faut nécessairement que mu am parti bi mën ko investir. kon maître Madické Niang dafa violé texte parti yi mu koy xamle moom mi ngi xamle ni candidature am mun na remplacer bu Karim Wade. l'article 5 moo wax ni boo defee loolu dafa mel na da nga dugg ci parti boo xam ne bii maanaam day jàmmarloo ak PDS donc loolu forme trahison lañ koy tudde ñoom ba nga xam ne bii boo ko defee rek ipso facto moo di ci saasi da ngay perte sa carte membre. président groupe parlementaire liberté démocratie di wéy kon ci candidature am tax sax ba maître Wade mel ni kon sant na conseil de discipline mu door liggéey yi ngir dàq maître Madické Niang ci parti bi
Cheikh Sadibou Fall bokk ci conseil boobee di xam ne ni moom yëgul lu ni mel waaye ba tey di leeral. loolu conseil discipline bu ñu ko convoqué tam conseil discipline du def lu dul constaté ko parce que conseil discipline buy appliqué texte lay appliqué par rapport ak fait yi nga xam ne bii moom la ñu incriminé. solution mën na ci am parce que bataille bi ñaari bataille la boo gañewul bataille judiciaire bi nga dugg sur le terrain politique waaw mais comme li ñuy wax rek ëllëg du añ mais des na koo sédd. yeneen i nit jugee ci PDS moo xam sax dañ leen dàq bokk na ci. comme Farba Senghor comme Pape Samba Mboup ak ñeneen ak ñeneen donc am na ñoo xam tam ñoo demal seen bopp créer seen FADA ñoo créer seen parti bopp donc ñoom comme li ma diggee def rek ñoom ñoo créer situation bi nga xam ne ñoom moo leen génn ci parti bi sans ñu dàq leen mooy problème Aïda Mbodj bi créer parti politique am. mbirum candidature bu PDS ci présidentielle bi wéy di jur coow ñàkk déggoo gi dox ci diggante maître Madické Niang ak maître Abdoulaye Wade li mel ni sax loolee fàtte woon nañu ko waaye dooraat ndax coow li yëpp. coow li Mame Birame Diouf beneen coow ñu nemiku ko ci réseaux sociaux yi di xarala yi coow li nag jëm ci Ousmane Sonko ñu ngi koy tudd di wax ci waxi diine loolu nag dem na daanaka ba yéem ñu baree bari waaye am na ñoo xamante ne ñoom nanu ko jàngatee rek mooy candidat bu ci ne fii ci Sénégal am nga sañ-sañu nag daal di rek kon fësal li nga xamante ne nii moom mooy sa gis-gis ndax li ngay mbébét rek moom mooy jiite réew mi ëllëg. Alassane Ba Pape Sangone Mbaye ci leeral. xam ci biir jullit lépp nag tàmbali ginnaaw laaj bu moom Cheikh Yérim Seck laajoon kii di Ousmane Sonko. laaj bi ma ko laaj nag lan rek moo tax ma laaj ko mooy dañu jëm ci élection présidentielle Ousmane Sonko bokk ci ñiy laaj réew mi booy laaj réew mi nag il faut ñu xam yaay kan ndax nag Sénégal du fo du caaxaan moo tax nit ki faaw bala ñu koy jox réew mi ñu xam lan la gëm loolu moo tax man ma laaj question boobu waaye question boobu laajuma ko woon ngir dingat wala indi coow wala lu mu mënti doon. mu mel ni de jur na coow lu rëy surtout nag ci réseaux sociaux yi commentaire bu ne danga ko gis ki di Valdiodio Ndiaye nag di sàkku nit ñi ànd ak dal. genre débat yoo xam ne nga xam ne débat religieux dafa sensible ba nga xam ne boo koy manier da ngay def ndànk ànd ak tee ànd ak dal di référé wu à des Daesh et cetera yooyu je pense que mun na ñàkk ci réew mi. tey boo xoolee par exemple Côte d'Ivoire loolu laa la wax sànq dëkk boobu dañ doon jouer ci ay affaire communautarisme ay affaire ban ethnie nga bokk kii ba mu jur li mu jur. réew mu mel ni États-Unis tey boo fa bëggoon nekk président de la République dañ xam ba xam sax li ngay lekk xam sa jabar mooy kan xam sa doom mooy kan. parce que nag am réew dafay lu am solo loo xam ne nii avenir nit ñi la ak dund nit ñi la kenn du ko jox ku ñu xamul. loolu warul tax débat bi déborder ba ñuy ŋàññ nit ñi ak di leen tooñ. analyse bu journaliste bi nag xaw a méngoog kii di ministre ba woon Mamadou Bamba Ndiaye. jàpp naa ni loolu dara nekku ci. candidat bu bëgg a diriger Sénégal war nga xamal ñu yaay kan lu mën a nekk danger mooy fu ñu bëgg a yóbbu débat bi ci wàllu diine. candidat bu nekk li la war mooy nga dalal xelu askan bi. ngir xamal leen yaay kan te bañ a jur jiixi jaaxa seen xel. leneen li nga xamante nag journaliste bi di Cheikh Yérim Seck sàkku na ko mooy ñu fexe rek ba encadrer li di réseaux sociaux yi. Sénégal rek ngay gis ñu bind benn article ci nit mu am lu mat juróomi téeméeri commentaire benn nit rek jël juróom fukki tur di ci wax ak di ci bind ak di ci saaga tu te demandes ñooñu di def loolu est-ce que lan la ñuy liggéey au fait. mbootaay société civile ñoom indi nañu seen xalaat rek ci tolluwaayu réew mi ci wàllu politique ndax léeg-léeg ñu gis ay kàddu yoo xamante ne doy na waar kàddu yu ñagas léeg-léeg nag ku nekk rek yaa ngi jéem a nag wax sa morom loo xamante ne boo koy xool ba ca biir wax ju ñaaw lay doon moo waral société civile nag taxaw temm ngir di ñaax rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu politique ñu xam nañuy doxalee tey jii nag mbootaay googu ma nga doon jënoog taskatu xibaar yi Babacar Fall moo wax ci turu société civile. ñu ngi ciy dox ay jéego suñu organisation yi ñu ngi dem di seeti kilifa yi moo xam kilifa yi ku jégi ak moo xam kilifa yi nga xam ne ñu nekk ci nguur gi ak ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy saytu élection mu ci mel ni ay Sénat ay conseil constitutionnel yooyu dem nañu seet leen waxtaan ak ñoom problème yi ci am ñu ngi koy wax ak ñoom pour le moment nag xëy na amaguñu maanaam résultat yoo xam ne mën nañ ko teg ci loxo nit ñi waaye ñu ngi am yaakaar ne fii ak élection ay jéego yu vraiment yu am solo mën na am na ay ponk yoo xam ne nag def nañ ko ci suñu këyit bi nga xam ne moom la ñuy wax pour wax ne maanaam ki nga dañu bëgg daal ki nga xam ne mooy def élection yi mu bañ a nekk koo xam ne wala ki koy saytu mu bañ a nekk ku far fenn
ñu wax ne tamit actuellement lii liberté par exemple manifester comme constitution bi daf ko maanaam wax war nañu fexe ba loolu tamit ñu sàmmoo ci ak àqu ak yelleefu doomu aadama yi. wax nañ ne tamit que diggante fekk élection yi képp koo xam ne candidat nga ñu bañ la teg loxo ci anam yoo xam ne donc dëppoowul ak yoon. wax nañ ne tamit mbiru parrainage bi gannaaw am na ci loo xam ne ay lënt-lëntu ci am loo xam ne nit ñi comprendre ñu ak dañ ko def ci anam yoo xam ne àndul ak maanaam teey yu bakkan ak xel mu dal loolu tamit mu bañ a nekk raison boo xam ne dañ koy teg maanaam pour mën a éliminer ay candidats. ñu àddu ci bëccëg bu ñu jagleel mala ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal nag seetlu gi ñu ngi ko jëmale tey daanaka bu njëkk sax ndax ñaari seetlu def nañu ko waaye jëmale nañu ko ci fas yi nag ak léeg-léeg niñ leen di faral di mettitale seeni borom rawatina ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawal katu charrette yi waaye am na ñoo xamante ne ñoom daanaka gisee nañu ne nee nañ nag buñ sañoon fas yooyu nag daañu xool nuñ leen di gën a téye ndax waruñu leen di mettital benn yoon Alioune Gueye. ñu leen di mettital wala yenn saa yi ñu yen leen lu diis. yenn ci charretier yi ñàkk yërmande ci seen fas yi ngeen xam ni yenn saa yi dañ leen di jàppale bu baax ci liggéey bi ñeneen ñoom ñu ngi leen di toppatoo bu baax fii ci VDN bi ay charretier yi ñu fa fekk di ko dëggal. fas moom tout d'abord balaa dara xew yërmande mooy njëkk a dugg boo ko yoralee sa bopp da nga koy yërëm considéré comme sa bopp parce que sa teraanga bi ngay am moom moo la koy andil day ko jox muy lekk ba suur di naan bi màndi nga koy noppal. yenn saa yi damay dem ba sama xol jeex parce que da ngay gis fas boo xamante ne daf lay leer ni fas bi ñu ngi koy toroxal fas bi xool dañ koy door a door duñ ko jox mu lekk nga gis fas boo xamante ni dafa yooyu gars yi sa xol day jeex di xool doo mën a kii sax ndax sa xol bu jeex. di toppatoo fas yile bokk na tamit jox leen seen àq. waaw fas bi moom soo ko gisee sax nga xam ne bii moom macha allah maa ngi koy toppatoo bu baax gis nga nu mu mel waaw teyalu ma ci dara chaque jour heure bu jot rek maa ngi ci kawam. man maa ko liggéeyal sama bopp jënd génn xaalis bi jënd ko. kon dèjà xam naa ne mu ma dikkee kon nag du ma ko toroxal maam daal mooy sama waay mën naa la wax loolu. waaye di nemmeeku seen wér gi yaram baax na loolu ñoom charretier yi le ñu ngi siy bàyyi xel. vétérinaire spécial la am heure su ma toogee xool yaramam fatigué nii damay woo sama vétérinaire mu ñëw defal ko température xool yaramam bi na ma fatiguement la wala beneen piqûre tétanos affaire yooyu noonu ak tànk yi ñu daw tali bi nii suufaa xam nga da leen laal léeg-léeg mu dóor ko tétanos léeg-léeg mu dóor ko fatiguement. bis bi ñu jagleel mala yi ci àdduna ñu koy célébrer tey jii fii ci Sénégal mu bàyyi loolu li ñuy gis ay métit yu ñuy teg ci mala yi le am na ab loi buy xeex loolu waaye njariñ li taxu ko demee noonu. ni nga ko waxee Alioune Gueye am na ab charte bu koy xeex waaye nag charte boobu dañ koo desee jëfee mu mel ni kon mala yi tamit war nañu rek di bàyyi xel ci ñoom ndax dañ leen war a gën a téye waruñu leen di mettital benn yoon. ONG Brooke nag moom moo lëkkaloo ak kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb taskatu xabaar yi di yëngu nag ci lépp loo xamante ne soxal na wàlluk mbay ngir màggal bisu tey ji Matar Seck moom moo yore programme ci ONG Brooke ñu teewlu ko. su si am rôle buñ ci am mooy benn yee nit ñi jéem a leen sensibiliser ñaax leen pour ñu toppatoo seen jur bu baax parce que borom bakkan la loolu dañ ko war toppatoo beneen bi mooy loo xam ne da lay andil koom-koom foog naa boo ko toppatoowul bu baax finalement yow sa bopp di nga si gaañu mais aussi ñu ngi liggéey ak autorités yi parce que am na ay loi règlement yoo xam ne dañ ko fi teg pour sàmm ak yelleef yu jur yi donc dañu yaakaar ne loolu aussi buñ ko appliqué dina dimbale lu bari comme ça maltraitance wàññeeku ci dëkk bi. lu soxal mala yi ba tey ñu yëri beneen mala lu ci mel ni xaj nag bu ñu ko déggee daanaka am na ca yoo xamante ne rek daanaka àndandoo la ñuy doon ndax gis nañu seeni borom fu ñu jëm ànd ak seeni xaj bu weesoo nag garde ga ñuy garde kër ya rek am na ca xaj yoo xamante ne boo duggee ba ci biir salon ya da nga leen fa fekk mu mel ni dañuy jege lool seeni borom xaj yooyu na nga xamante ne bokk nañu ci li ñu duppee race des caniches ñu gis ni fii ci Sénégal bariwul naam lu ñu koy gis ndax léeg-léeg am na ci askan wi nu ñu koy jàngatee mu nekk nag léeg-léeg loo xamante ni moo tax ñu bari daanaka duñu koy sopp donte sax am na ñoo xamante ni ñu ngay gisee ne leen ba ma dubbi parce que saxoo Thierno Laurent Mendy am na ku ñu seeti woon. benn xaj bu ndaw bu nekk ci biir salon
doonu lu ñuy faral di gis fii ci Sénégal bi xaj bu bokk ci raasu caniche yi xaj bi nag ñu ngi koy wooyee Chanel. daf ma neex rek dama bëgg xaj donc loolu rek moo ma si neex comme chien de garde yi moom tamit daf ñuy protéger parce que il suffit des fois am lu nekk si biti moom da koy sentir day taxaw yuuxu jooy comme ça ñu xam ne am na benn affaire bu fi nekk et tout ça. ñu nemmeeku ne Sénégal xaj yi garde ñoo fi ëpp waaye borom Chanel moom dénk nañu di ko entretien bi di dikkee. xaw na cher nag tuuti surtout ay entretien médicaments yi et tout ça parce que des fois am na médicament yoo xamante ne dafa xaw a cher pour entretien pour mu bañ a am ay tic ay affaires yooyu noonu donc am na benn médicament boo xam 3 comprimés rek lay def 20 000 francs ça dépend moom demandé wul pour ñëw si man maa choisir ma wut ko su ma amul woon moyen pour mën ko yore donc duma ko gérer am na lalam comme guddi bu ñu tëddee ñun ñëpp moom xam ne tëj nañ suñu buntu donc moom day dem tëdd si néegam day dem tëdd si lalam donc am na fu muy def besoin et tout donc fee lay def besoin xam na fan lay dem def besoin donc du ko def si léegi. doxantu yu muy def des fois yenn nit yi dinañ ko lancer quelques remarques. man terewuma julli terewuma woor aussi benn jour yor naa ko mais boobu dafa nekkoon gënoon a nekk bébé ma téye ko donc ñu romb ay nit donc ñoom ñu ngi naan kii lan la yore kii xaj la yore wala bébé la yore donc après dama reetaan rek ma def. Sénégal nemmeeku nañ ni ay xaj yi taxawaalu ñoo fi ëpp chien yi nekk ci saal yi nag doon li am waaye bëriwul di ko waral mooy religion bi nangu ko ak yenn nit yi nekk ci société bi waaye loolu terewul ñi ko bëgg dëgg ñu koy am ba léegi. Mamadou Bipa Sissoko Chanel nag la xaj boobee tëdd am na léppam fa muy tëdd ak lépp mu mel ni kon ñàkkul dara mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi farewuñ ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam ci 20h xibaar yi ci nasaraan ak Sara Cissé